bokk ñuy teewlu ci Sénégal 7 dal leen ak jàmm tey ñu am mbégte dalal fii ci sunu plateau ab artiste Mame Gor Diazaka di yëngu itam ci langum politique bi ginnaaw ay sorties yu bëri yu muy def di jàppal tànk njiitu réew mi Mame Gor ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di nuyu waa Sénégal 7 yëpp di nuyu képp koo xam ni yaa ngi teewlu di déglu émission bi nga xam ni moom laa ñëw fii di ko fi defee. Mame Gor yow tamit ngay candidat ca mairie bu Rufisque ambition boobu lan moo ko lal. waaw ambition boobu li ko lal moom mooy ñun ay doomu Tëngéej lañ. Tëngéej lañ juddoo fa lañ màgge ba toll nii ñu toll nii. te soo xoolee tey ji man léegi ma am juróom fukki at jege naa ko te Tëngéej mun naa ni bi ma nekkee xale ni mu meloon sax moo gën a baax ni mu mel léegi. ça veut dire que ni Tëngéej dafa dellu ginnaaw. te bi ñuy wax les premières communes du Sénégal Dakar Saint-Louis Rufisque Gorée la ñuy wax. mais tey jii boo xoolee ci côté tourisme tey boo ñëwee Dakar. tubaab yaa ngi fi ñëw tourisme baa ngi dox soo demee Saint-Louis noonu soo demee Gorée noonu. mais Tëngéej kenn dematu fa dëkk bi dafa yàqu délabré wu. te nag loolu jàpp naa ni li ko waral mooy dañu manqué ay autorités yoo xam ni dëkk bi lim leen war a ñorewu leen noonu. voilà mais tamit xam nga ne ngir sàkku poste bu demee noonu maanaam mairie Rufisque ak ville bi nga xam ne nii rëy na ba doy ni Rufisque jaadu na nga am benn légitimité maanaam benn jaar-jaar bi lay may benn tooguwaay bu dëgër ngir mën a sàkku poste boobu la tey boo ñu doon wax lan moo fondé sa légitimité lan nga ñuy wax. waaw xam nga man tey jii yàlla dogal na ni man boo yoonu murit jàllee. parce que boo nee Mame Gor Diazaka nga ci teg. parce que taalibe Sëñ Tuubaa la mais ñëpp xam nañ ni Mame Gor doomu Tëngéej la. Tëngéej laay défendre fu ma nekk moom laay tiitaroo. te tamit soo xoolee yàlla dogal na lépp loo xam ne am nañ ko. ci li nga xam ne ci lañ nekk di ci yëngu. luñ ci am lu mu tuuti tuuti mu néew mu bëri. dañuy dem bokk ko ak waa Rufisque. comprendre la donc nag duñ fi nekk yàlla may ñu ay opportunité ñu mën di bouger am ay relation mën a dem fu nekk. mun a xeex pour Rufisque. benn minorité ñëw téye dëkk bi gérer ko yàq dëkk bi complètement. Daouda Niang mooy maire ba. Daouda Niang c'est le maire de la ville. mais Daouda Niang tey jii mënuñu wax ni Daouda Niang moo yàq dëkk bi. parce que Daouda Niang dafa am benn coalition bu am. ñu dem élection gars yi dem fekk ko këram ñëw ni ko kaay nga nekk maire. est-ce que comprendre mu nekk maire. te c'est quelqu'un boo xam ni dëgg neex yàlla mënuma ko waxal dara loo xam ni. lu ñaaw la parce que jàmbaar la. mais ñun li ñu gën a rey mooy acte 3 bi mu amee du ma wax ni acte 3 baaxul mais maire yi mu fal ci Rufisque acte 3 bi maire yi mu fal ça veut dire que ni ñooñu defaruñu mais dañu yàq Tëngéej parce que boo xoolee acte 3 bi mu ñëwee dafa am maire ville bi à part la Tëngéej bi mu nekkee benn maire kese Mbéj ak yor ko donc am na lu bëri loo xam ni décision yu bëri yoo xam ne nit amul sañ-sañu jël ko te maire jëlu ko mais tey jii bi maire commune yi amee maire bu nekk da nga daw wuti ji di wut ay recette nag noo ko amee baax na xooloo ndax war naa tabax fii cantine waroo xool ndax war naa def fii lii yow li la intéressé mooy defar ay cantine jaay ko 20 millions encaissé def sa poche tey jii Tëngéej soo xoolee portugais yi ñoo ko découvrir tuddee ko Rio Fresco mu dem ba ci biir colonisation française bi ñëw ñu tuddee ko Rufisque tey canal boobu nga gis nga xam ne moom moo xotti biir Tëngéej jàll à ciel ouvert traversé Tëngéej mais canal boobu soo xoolee ndox bi jógee Bambilor di jógee Sébikotane di jógee Diamniadio di jógee ci àll boobu yépp ci biir canal boobu lay jaar pour dem géej mais maire Mané benn maire bi dafa ñëw ci diggu canal bi mu dem wut maçon bi ñëw tëjal ko canal bi mu tabax fa ay cantine jaay 20 millions tey jii ndox bi nga xam ne foofu la war a jaar boo tabaxee ay cantine ci kaw fan la ndox bi di jaar nga teg fële beneen maire bi maar tey jii fii nga xam ne bërki démb moom la ñu wane fas bi di fa lab foofu ak suma kër maam suma kër yaay sama ñoom yaay fi ñu juddoo foofu 100 mètres la tey jii ñu ñëw ci juuti bi tabax fa centre commercial soo fa tabaxee centre commercial bi normalement fi mu nekk foofu ay échangeur moo fa waroon am parce que tey jii boo dëkkee Coxo wala nga dëkk Jokkul wala nga dëkk Ngeesu wala nga dëkk këri suuf wala këri kaw war a jàng ji pionnier HLM tey jii da ngay def 3 heures de temps si yoon bi pour mën a traverser raay bi pour dem sa yoon tey jii ñoom ñu ñëw def fa ay cantine jaayaat ko 20 millions
donc ñoom li leen intéressé du Rufisquois ay dund bu baax bu ñu war a dund mais ñoom li leen intéressé mooy xaalis boo xam ni mun nañ ko gagné ci ay cantines yu ñuy defar te cantines yi soo xoolee ñi ko moom ñëpp dëkkuñu Tëngéej ay dolli Tëngéej lañ ñun nag ñu ñoo fa juddoo yaroo fa màggee fa li ñu intéressé mooy Tëngéej baax parce que foo tukki ci àddina bi dañ lay xas sa dëkk bi dafa tooy sa dëkk bi dafa salte sa dëkk bi dafa def lii bërki démb ñëpp xam nañ ni le président de la République Macky Sall a un bon programme parce que tey jii bu tegee TER bi mu traversé fii yëpp pour que population yi nga xam ne dañuy liggéey mën a am fu gaaw fu ñu jaar pour ndem joobi la mais tey jii su ko jëlee dénk ko nit tey lu toll ni mbënn mu mag moomu am semaine bii passé foofu le ministre Omar Gueye génn ni presse bi ñoo ko amplifié moom ak Mountaga Sy mais inondation bi ñuy wax amul Tëngéej loolu c'est insultant pour les Rufisquois parce que tey jii même ñi nga xam ni dëkkuñu Sénégal sax xam nañ ni Tëngéej dafa inondé mais yow mënoo nekk un ministre de la République wala nga nekk DG APIX nga taxaw naan presse bi moo ko wax mais li presse bi wax presse bee ko wax may wax Tëngéej dunduñu loolu moo tax ma génn ma ne Macky Sall dafa war a dàq Mountaga Sy Omar Gueye daf ko war a dàq parce que man jàpp ma ni ñooñu ñu ngi koy jàppale parce que tey jii Macky Sall mënul ñëw Tëngéej keñe ko à 54% yaa 5 mois ci ginnaaw tey jii waa Tëngéej ji taxaw naan moom moo leen sacrifié moo leen def lii parce que ñoom xasuñu leen ñoom DG ak ministre yi mais président bi nga xam ne moom moo leen fal moom la Rufisquois di attaqué te nag comme ñun dañu ànd ak moom te xam nañ ni am na programme bu baax pour le pays moo tax ma jóg xamal leen ni leen Mountaga Sy loolu du woon tontom moom la ma waroon nekk tontom mooy Tëngéej inondé mu sol ay dàllam sol bot ànd ak ay équipe am dem masawu waa Rufisque xamal leen ni leen programme bi ñu koy am tawagul woon taw na gis nañ fi lii dina jéem le plus rapidement possible trouver ay moyens yu ñu ko mën a defee mais mënoo ñëw ay nit inondé ba pare nga retourné te xam naa leen presse bee ko wax mais yéen inondé wu leen. ñu dellu si waat ci aussi sa candidature. ci mairie boobu sànq dama la laaj sa légitimité. maanaam ban jaar-jaar moo la mën a may. nga mën a taxaw tey. di sàkku mairie laaj baatu Tëngéej di laaj baatu Tëngéej. waaw li tax ban jaar-jaar ndax yow ci réseaux sociaux lañ la gën a ràññee. non mais dama bëgg nag nga déglu ma bu baax Tëngéej li ma fa def si 10 dernières années yi rek laa lay wax dama lay indil 10 dernières années li ma fa def si 10 dernières années yi amul benn maire. amul benn maire Rufisquois bu ko def. lycée Abdoulaye Sadji bi Rufisque yëpp di jànge maa ko réparé waat suma xaalis suma propre maa ko defaraat. Rufisque da doon màbb di daanu ci élèves yi. maa génne suma xaalis defar ko. jardin public. bi nga xam ne tey jii 4 avril bu amee fête de l'indépendance. fa la Rufisquois yëpp di daje. saltige fa lay basketé saltige fa lay handballé. fa la ñuy réglé lépp lumière bi fa nekk man maa tax saltige di basket guddi. maa fa def lumière. dama am naa suma ay partenaires daaw dama am ay bourses valeur 10 millions ñëw may ko les étudiants Rufisquois te ren dinaa may plus de 20 millions bourses ay Rufisquois ak ay Rufisquois donc li ma fa def amul benn maire yi fa ñu fal nii amul ko fa def bi lycée bi di màbb lu tax ñoom defaruñ ko te budget lañ yor mais man sama oto laa dugg di dem Dakar dégg ñu koy jooy ma taal sama oto dem ba ci proviseur bi wax ak moom mu dugal ma classe par classe wan ma li yàqu ci école bi yëpp ma defar ko du question dama ko doon defar sax parce que maire laa bëgg a doon mais li ma naqari su ma dëkk mooy ñun mënuñu doon ay Rufisquois am xel bokk ci dëkk bi di dem fu nekk ci àddina ba pare benn minorité ñëw poñe dëkk bi seen bopp moo leen intéressé mais dëkk bi intéressé wu leen donc nag il faut que doomu Tëngéej yëpp jóg taxaw ñi mel ni man créé un parti politique j'ai créé un mouvement révolutionnaire mais pas révolution boo xam ni sànni xeer ak saaga ndey la non ñu révolution bi ñu créé mooy képp kuy doomu Tëngéej nga xam ne tey Tëngéej ni mu délabré woo anarchie bi fa am ni mu mel pauvreté bi neexu la ñëwal ñu ànd récupérer suñu dëkk defaral ko suñu bopp parce que maire jeune la war a doon boo tukkee fii maire yëpp 35 ans jëm kaw mais ay maire yu am 74 ans comme 74 ans mënul wax xale bu am 25 ans c'est logique loolu moo tax loolu moom moo ñu tax a jóg loolu moo tax nag ñu jóg laaj baatu askan bi te dëgg neex yàlla damay profité nii ci occasion bi remercier Rufisquois ak Rufisquoises yi parce que depuis que ñu lancé suñu mouvement nit ñaa ngi ñëw di adhéré wu en masse chaque jour ba léegi bi may dugg fii ay nit ñu ngi may woo ay groupement ay koñ ay quartier par quartier ñëpp a bëgg a ànd ak ñun parce que tey jii mënoo boo nee Maam Góor Tëngéej duñ ne la sàcc la duñ ne la fenkat la mosuma sàcc mosuma fen mosuma def njubadi
mosuma def dara lu ñuy xasan Tëngéej tey su fekkoon dama fa nekk di def ñàkk fayda wala may dem ci mairie ba di ñaanaatu wala may wër di taxawaal wala tekkiwuma dara si dëkk ba du ma am sañ-sañ taxaw naan baatu askan bi laa soxla mais man xam naa ne suñu ma joxee Tëngéej en 2 ans ma liggéey ko maire kenn du ko jàng fenn fula la ak fayda ak bëgg sa dëkk ak ay convention parce que Macky Sall jàngul président fenn de affaire président jàng ko fenn dafa ñëw président fal ko mu nekk fi ay ministre ay yoon am expérience yàgg tukki tey mu jël réew mi fu ne lay dem dama la même rek expérience bi xam nga mooy lan. expérience boobu dafa am solo. ndax même bu jàngul président fenn aussi am na jaar-jaar. doon na fi ministre doon fi DG ak leneen ak leneen. waaw moom la yow mosoo sax doon conseil municipal. waaw léegi moom la dama bëgg nga déglu ma wax la bu baax. même su ma nekkul conseil municipal. ñi ma fréquenté. ak ñi ma àndal ñoo gën a fort ñooñu. deuxièmement maire bi le maire de la ville. man ak Daouda Niang ànd nañ ay voyages yu bëree bëri. tey jii su ma amee sañ-sañ taxaw di wax benn jour dama toog ak moom si boppam mënuma Mame Goor yow man je suis pas candidat à ma succession yow da nga bokk ci xale yi nga xam ne Tëngéej daf leen yaakaar tu dois être candidat man ko man soxlawu ma politique mais bu ma demee nag ba gis ni franchement sama dëkk soxla na ma ci laa jóg sol suma dàll ni damay nekk candidat te damay jël maire bi te su ma ko jëlee dinaa defar Tëngéej Sénégal ki ko njëkk a yor ba indi ko fi mu yegg si xam nga mooy kan Senghor c'était un homme de culture homme de culture yi kenn ëpp leen xam-xam tey nit day mere fële ci àll ba mere jabaram ñëw dégg benn waykat mu woy benn way bi soulagé ko soulagé jabaram ñu juboo te ñoom ñaar fekkewul bi ñuy xuloo mairie nag kenn du ko gérer non c'est que dama la expliquer waxuñu ay mairie ay woy lañ koy gérer dama la bëgg expliquer dama bëgg wax nii ñi nga xam ni dañuy wax noonu diw day woy wala diw artiste la dama ni Senghor ba ni muy faatoo da doon fayee ko droit d'auteur tey Pesetus Vocora bi ñuy woy mu nekk suñu hymne national moom moo ko woy tëgg ko ñëpp koy woy ba tey jii moo ko bind dama lay wax moo ko bind mimee ko moo ko mimee est-ce que comprendre la donc nag tey jii les hommes de culture dañu am baat ci dëkk bi man dama lay wax te li may wax c'est clair tey yàlla dogal na jeunesse Tëngéej bi jox nañ ma bopp ànd nañoo man ñu ngi ñëw en masse te man li ma jiite xuloowuñu xeexuñu neewuñu diw moo sàcc neewuñu diw moo yàq dëkk bi